motax ngay gis avocat bo xamne da lay bëgg mu jaral ko mu xeex des fois avant juge bi wax sax mu ne la grawul tay la dimanche mais damay jóg damay dem parce que dafa am benn lu ko takale ak yow légui dootoo rek benn client wam mais dafa da nga dem ba nekk ci mbokam parce que ñoom tamit des fois dañ leen di adopter ngeen bokk ci ñoom ñu bëgg gagner dossier bobu légui nak loolu liggéey la boo xam ne yow boo ñëwee di wax nit ki ne ko damaa bëgg nga jël sama dossier loolu foog nga sóoraale ko. So remember, always remember, you don't win cases because you have so much evidence. You win cases because the judge believes on the facts that you provided, and then the lawyer helped the emotional connection to put the judge in a spot where they can believe in what you and your client or the lawyer and their client are telling the judge. nee par exemple buñ leen joxee wàllu évidence yi gis nga tey jii nii nit ku nekk mën ngaa am évidence am na ñoo xamante ni yàq nañ seen dossier amoon nañ évidence am na ñu amoon nañ évidence waaye boo jëlee lu mel ni comme évidence nga jël say document nga dajale say document yëpp nga jox ko lawyer avocat boobu amaana am na liggéey boo waroon def sa digganteeg moom ba loolu waroon a mën a neexal seen diggante am na waxtaan yu ngeen waroon mën a am ba mu comprendre sa histoire gën a comprendre sa famille gën a comprendre lu baree bari nga présenter sa bopp ci moom ba moom ci wàllu boppam moom moo lay xeexal boo jëlee évidence yi nga xamante ne moom nga ko jox mu dem ci kanamu juge bi ni muy waxee ci sa dossier wóolute bi mu ciy am passion gis ngeen tey jii ni may waxee nii passion bi muy am ci loolu xeex bi mu lay xeexal dina dem ba connexion bi nga xamante ne moom la war a am ci juge bi moom day mën a dugg nag ci juge bi dugg ci xolu juge bi parce que yaa ko jox bagage yi ànd ak moom expliquer ko lu bari mu xam ko ci sa vie donc loolu tamit bu ko jëlee moom mu yeggale ko ci juge bi amaana juge bi moom dina dem ba am ak moom benn connexion émotionnelle boo xamante ni dina ko mën a dimbali mu gagner sa dossier. And so in conclusion to that, so if we're working together in partnership to try and win your case, you got to respect what your lawyer tells you. You got to respect my time, respect yours. You have to believe and have faith that the lawyer is doing the best they can for your interests. So just because the lawyer didn't call you, that doesn't mean they are not invested in it. They may be working for your case in the background. So always establish that relationship of care where you believe in what they are telling you, you believe in what they are doing for you. And that's why when we work with some of these nonprofits like what Benita has here, we build that emotional connections. We do the best for you and you believe in us. Then together as a team, we are able to fight and go through some of the hiccups that normally would see with somebody who doesn't understand you, who doesn't understand your community, who doesn't understand where you came from, who doesn't speak your same language. But with us, you get more than just a legal representation. Mashallah, li muy wax lu am solo la. Néna gis nga liggéey respect bobu ngeen di am ci seeni avocat yi. Da ngeen fokk ngeen gëm liggéeyam. Il faut que ngeen am yaqeen que ne kii daf may jàppale. Il faut que baal ma sëñ bi man maa lay mute bi nga bàyyi ko mute bi comme ça ñu mën a yeggale. Donc il faut que ngeen xam ni avocat yi même buñ leen woowul ñu ngi liggéey ci seen dossier ci ginnaaw. Mohamed Ndiaye sànq wax na ko lu am solo la wax. Mooy que ne d'habitude ñun bu ñu la woowee rek am na action bu ñu war a jël mais li ngeen ñu wóoloowul mooy du ngeen jàpp ne ñu ngi liggéey ci seen dossier ci ginnaaw wala des fois li dal nit mooy mu déggee feneen leneen bëgg jël loolu def ko réalité am bëgg la tànqal yow ci loolu lu bari yoo xamante ni day yàq sa dossier nga surmené loo ki nga xamante ni moom moo yor sa dossier leneen li nga xamante ni ki ni wax na ko tamit moom mooy que ne des fois da ngay gis ñun ñi nga xam ñoo nekk ci lii des fois dañuy liggéey ba 3 heures du matin mais duñu leen mën a woo donc du affaire appel yu bari pourtant bu doon appel dong la ñi may sonnal nii ñëpp mënoon nañ arrêté parce que damay wut benn réponse automatique am na machine am na yenn logiciel yoo xamante ni boo ma woowee ci saa si mën na la retourner waat appel ba bàyyil la message automatique nga xam ni man heure boo ma woowee ma tontu la mën naa leen defal ay logiciel yoo xamante ne ay texte automatique la chaque jour ma di la texte sa dossier lii wag ñun am nañ logiciel yoo xam ne loolu rek lay def chaque jour mën na la texte sa dossier lii wag lii amalu la njariñ du affaire u téeméeri texte wala dara mais dafa am ay taxawaay yoo xam ne tolluwaay yoo xam ne boo fa tollee avocat bi da lay woo defal la mise au point ci sa dossier jox la say copie defaral la lépp donc dina maintenir benn communication bu décent donc il va falloir que ngeen xam ni loolu noonu moom moo lay mën a dimbale mais li mu mujjee wax mooy que ne li lay dimbale dëgg mooy nga jël temps ànd ak sa équipe ngeen liggéey ba mën a déggoo mën a yërëmante mën a comprendre rante ñoom ñu mën a génnee ci yow loo xamante ne amaana yow xamoo woon ne sax mu ngi ci yow mës naa am sama benn client
keroog maag moom fii la ñu toog ma téye ko ñu jooyandoo maag moom ba pare mu fompi rangoño ma fomp sama rangoñ après lan la ma wax dafa ne ma man lii musuma koo génne ci sama xol mais tey génne naa ko sama xol pourtant loolu dafa bokkoon ci dossier wo mais man maa mën a génne loolu ci moom parce que il n'était pas confortable pour def loolu nag bu ñu ko jëlee liggéey ci yow li ñu war a liggéey ba pare moom la avocat bi di jël moom lañ koy solaat ba mu baax ci moom mu jël loolu dem ba ci juge ba mën laa yeggal yow mën laa représenter foofu nga xam ni da ngay yëbb ci avocat bi mën a yëbb ci juge bi liggéey bu metti la kenn mënu ko def di xeexante man moo tax boo ma naree fatt wala nga may kii dama lay dàq ci biti nga jël sa dossier nga dem parce que la ma la bëggoon defal sax mënatuma ko parce que xol mooy liggéey donc boo ma jàmmalul man du ma la mën a yéene jàmm du ma la sama xol dootul mën a ti liggéey ci sa dossier ak xol bu neex moo tax pour ma bañ la yàqal damay jël sa dossier ma jox la nga dem ci keneen koo xam ne moom loolu dina ko mën parce que ñun dañu am benn intimité bu ñu war a am ak yow c'est très important ki lay liggéeyal dafa am benn intimité bu mu war a am ak yow donc loolu moom moo si nekk xaaral ma mayaat ko moom rek bu dee dafa am kenn ku am question ku bëgg a yegg si. waaleykum salaam laas moo ci topp waaw. di ñaan yàlla dëgëral sa taxawaay ne ñu ngi gis sa liggéey boobu macha allah. merci beaucoup. yàlla sàmm leen. mais sa vidéo dañ si jëlee ay renseignements yu am solo sax yàlla xam na loolu di sant tamit maam Cheikh mu nekkoon si ligne bi tamit ku baax loo wax ci moom des na. Thank you. We are grateful for your service. Thank you. We are seeing the videos and this is very good content. And we are praying for you. def naa si dëkk bi ñaari at. waaw sama social ak sama yëpp génn na dugal naa sama asile defar naa sama histoire yëpp mais jëlaguma avocat ba léegi comme li ngay expliqué rek. I put in my asylum, I put in my story, but I haven't had a lawyer yet. waaw nag sama dernière individual hearing mars 26 la mars 2026. li may dégg nag si avocat yi moo tax ba léegi mu avocat parce que ñu may dëkkal léeg-léeg avocat yi leen di dóor rek am na ñoo xam ne social leen di jël bu di saala tey déggalu seen avocat comme man New York laa dëkk te New York laa nekk moo taxoon maanaam xaar moo la comme yow damay dégg say vidéo li nga ne Cincinnati nga nekk. But you guys are in Cincinnati, so I wanted to find out. Well, first of all, I am licensed in New York. I practice law in that district of New York. So if you go to New York, that district, you find my name there. That's where I went to do my exam. That's where I passed the bar. That's where I'm licensed. I know I can practice in every state, so you should not have a worry with that. Nena li ma leen di njëkk wax mooy que ne man mi ngeen gis ni tey ma dëkk Cincinnati en vérité bi may dem ba jàll baar maanaam sama examen am avocat bi ma koy def New York laa ko defee boo leen demee ci baaru New York di ma fa seet man da ngeen ma fay gis ndax ci baaru New York laa jàlle damaa dëkk Cincinnati di fi liggéey immigration parce que immigration encore une fois mën nga ko defee ci état bu nekk donc man moom moo tax ma nekk fii ci Cincinnati donc mën na la représenter ak foo mënti nekk. And I carry myself at a higher standard because I want to protect my license. dama fonk sama standard moo tax ndax damaa bëgg protéger sama licence bokk na ci li tax ma choisir ko pour moom mu bokk ci sunu network parce que ñun du avocat bu nekk mooy ñëw am na avocat yoo xam ne dañ leen a dàq ñun ñoo leen bàyyi ñu dem mais moo ñoom standard yi ñuy am des fois damay naan des fois da ngay bëgg koo xamante ni daal dina keeri boppam ci dafa am ay nattuwaay donc nattuwaay yooyu am na solo bu baax a baax encore une fois ñun duñu la proposer benn avocat décision bi ndax da nga koy jël wala doo ko jël sa digganteeg moom kese la du lu ñuy wax lii la ñu mën mooy exposer leen. mais duñ leen forcer avocat. fan la nekk ci New York boo fa bëggee dem quoi. Do you have an office in New York? Yes, I do have an office in New York. It's a tele office. I don't have a physical office, but I'm always there for cases. bon nee na am na bureau avocat boo xamante ni moom fa la ñuy dajalee foofu lay daje ak ay client wam donc bu amee donc ñoom nii la ñuy def da ngeen di gis ne avocat yi des fois état yëpp dafa am benn network bu ñu am ñoom léegi network boobu da leen di jox ay bureau donc dañ leen di proposer ñoom état bu ñu mën a am client bu ñu bëggee gisanteeg seen client dañuy dem ci foofu noonu dugg fa ubbi seen bureau woo seen client mu ñëw am nañ fa ay secrétaire ñoom am nañ seen network yu mel noonu donc basically est-ce que bureau la comme sunu boss nii nga xamante ni moo ko moomal boppam non non dafa bokk ci network avocat yi nga xamante dañuy voyager partout donc bu la bëggee gis foofu lay ñëw nga dajeek moom foofu boo ko waree yóbbul këyit foofu nga koy yóbbul but again wàllu immigration moom à moins que yow nga nekk koo xam ne dangaa yittewoo dëgg-dëgg di gis sa avocat mu di la gis nii mais foo nekk rek moom mën na la fa fekk surtout que rawatina ñoom
ñu ci bari. And just remember, there is no lawyer who can have 50 offices in 50 US states. That's not possible. But what we do have is presence and partnership in every state of America, such that if any of my clients have an issue when I'm not there, I have people and lawyers, my colleagues, who can step in, just like I can step in for them in other states where I am. waaw kay lu mu wax ni lu am solo la mooy que ne avocat yi nee na c'est très rare wala boog presque impossible nga gis benn avocat boo xam ne dafa am 50 bureaux 50 bureaux yëpp moom mu war fa teew ci 50 états yëpp mënta nekk waaye ñoom seen biir dañu am lu ñuy liggéeyee maanaam dañu nekk benn network boo xamante ne seen biir dañuy représentante seen biir donc bu ñuy amee seeni client la say moom mu am la nii tey jii maar day musiba mu waroon a ñëw New York ci saa si dara dal ko mënul yegg si am na ay avocat yoo xamante ni yàgg na liggéey ak ñoom comprendre nañ seen style méngoo na day woo kooku ne ko man kat dama waroon a ñëw New York waaye dama am benn gàtt-gàtt dewal nga teewalal ma sama client bi am ku ko représenté te bu boobaa ñoom comme yàgg nañu liggéey ku ci nekk xam nga sa style moom daf koy defal yenn avocat yi itam dañ leen koy defal donc loolu tam bokk na ci practice yoo xam ne avocat yi dañ koy defante seen biir maanaam boo jëlee benn avocat bu dee kooku am na network bu dëgër du moom kese nga am nga yeneen nit yoo xamante ni mën na sukkandiku ci ñooñu pour ñoon jàppale ko ci sa dossier. Because remember, we have a court date, and I know for you wouldn't want me to move your court date. So what we do is situation where you have 2-3 clients who have the same court date in different states. That's where we work with partnership. nee na moo tax nag partenariat yi dafa baax ay avocat yu am ay partenariat bañ a nekk benn avocat dafa baax. Pourquoi? Parce que nee na bu fekkoon ne ma jox la benn exemple tey bu fekkoon ne man kese la ma am ñaari code date maanaam ñaari juge yi ma war a ñaari client yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp dañoo am code ci même jour bi damay bàyyi kii wala damay dàq kii wala damay def ni nan laa ko war a mën a defee te des fois ci jamono bi nga xam ne dossiers yi dafa bari c'est très normal nga gis avocat boo xam ne day amandoo ñaar ba juróomi client yoo xam ne ñoom ñëpp même jour bi la ñu war a yegg si donc ñoom ni ñuy def mooy ci seen biir ku ci nekk danaan ok kii master hearing la am moom mii des fois damay liggéey ak moom ci lu mel noonu ñu gis ne dañuy xool ok ñii ñetti master hearing la ñu am bii mën nañ koo pousse ci léegi ñaari weer bii kon dañuy pousse bii bii de mënuñu ko pousse parce que kii pousse na ñetti yoon buñ ko poussé dañuy am problème pourquoi pas ñu woo lawyer diw moom mu dem comme master hearing la lawyer diw dina dem moom mu taxawal ñu ci master hearing boobu waaye kii nag moom dafa am individual hearing kon kii nag avocat bi moo war a dem kon kii moom par force da ngay dem teew ci moom donc yooyu ay calcul la yu ñuy def ci suuf mais li ci am solo mooy en aucun cas kenn ci ñoom ñu sacrifier leen. waaye léegi man kay sama question maanaam comme tey jii mu bëggoon jël sama dossier ban adresse laa jël pour présenter ko sama dossier disponible. waaw yow xam nga da nga ne mars 2026 nga am d'abord il faut que ñu def tuuti calcul li ma lay conseiller mooy nga jël numéro bi après nga woo ma ci suuf moom amul problème bu ko mënee jël dina ko jël. mais li gënoon li may def toujours mooy damay bëgg def consultation ñu xool parce que mars 2026 dëgg la am na loo dugal mais li nga dugal ndax arrangé nañu xamuñu li nga dugal ndax doy na xamuñu li nga dugal ndax yooyu yëpp dañ ko war a xool léegi bu ñu defee consultation bi après ñun ñu wax la bu ngeen waxtaanee yéen ñaar ba juboo mu war a doon sa avocat baax na bu ngeen juboowul ñu seetal la beneen avocat bu nekk New York wala selon li dal sa xel yow parce que yow yaay jël sa décision finale donc Ali mu ngi ci suuf boo ko waxee boo jëlee numéro bi boo ko woowee dina la mën a jàppale wala nga tontu ma bind ma ci WhatsApp bi rek astafurlah bind ma ci TikTok bi dinaa la répondre suñuy coordonnées incha allah. ñu toog ba ma xam incha allah amul benn problème jërëjëf. waa kay merci jërëjëf. waa soxna si na ngeen def. ñu ngi fii ñu ngi lay ziar madame. maa ngi lay ziar bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziar. boobu ba léegi maa ngi lay topp macha allah waxtaan bi am na solo. man dama bëggoon na laajte ndax yéen tamit da ngeen taxaw ñi nga xam ne comme ça nekkuñu biir Amérique te bëgg a ñëw comme man sama cas man am na passeport espagnol. maa ngi Italie di liggéey mais bientôt damay marié mais ki may marié moo ngi Amérique mais amagul papier. I wanted to see if you can help someone who is in Europe because nga ni passeport Italie nga nekk instant bi. Italie laa nekk passeport espagnol laa yor nationalité espagnol. But I hold a Spanish passport. Right. My husband is here in the United States. Are you able to help someone to immigrate? Probably she's talking about an immigrant visa, yeah.
For sure. léegi nag man dama bëggoon comme ça su ma marié ak moom ma ñëw Amérique toog fa mais xam nga bu fekkee nationalité espagnole nga yor 6 mois nga am droit def après dangaa war a génn. not nécessaire pas nécessairement léegi yow ni ngay def mooy da ngay jël numéro bi après boo jaaree ci suuf moom dina la mën a jàppale ci loolu. léegi yow man dinaa jël sa numéro man dinaa ko jox moom ndax moom moo ngi Cincinnati ndax moom xamul fan la war a aw en fait. ok ndax man bëgguma ñëw comme ça bëgguma ñëw ak visa ñëw toog ba overstay après duma mën a delloo yooyu bëgguma. yow ni ngay def mooy moom bu ñëwee damay wax ne ñi nekk Cincinnati ak li ko wër ba 30 minutes Cincinnati li ñu gënaloon mooy nga ñëw ci bureau bi parce que appel yi dafa bari képp koo xamante ni yaa ngi fi képp ko mën a ñëw daal ñëwal visite nga woote jël sa rendez-vous nga ñëw visite ñu toog wax lu baree bari loo xamante ni dañ koy mën a wax donc bu fekkee mën na ñëw ci bureau bi mën na ñëw incha allah. waaw d'accord amul benn problème mooy numéro bi ndugal fii. waaw am na ñu lay wax wàllu 90 jours yi mooy ESTA bi nga xamante ni am nga ko. but I'm not sure parce que xamaguma say détails xaw ma ndax visa nga am xaw ma ndax ESTA ngay duggee xaw ma lu baree bari donc bu ñu toogee daal d'habitude ñun bu ñuy def consultation yooyu yow da ngay toog moom mu toog wala ñu woo la téléphone moom mu toog but either way callal après ñun ñu xool ni ngay jàppale dégg nga. waaw d'accord amul benn problème. ok merci. na keneen ki ñëw. ñi ci suuf di xaar maa ngi jéggalu incha allah rabbi maa ngi leen di jéem a jël yéen ñëpp ñi ci suuf di xaar. voilà. allo waaw. salaamaaleykum. salaamaaleykum salaam. soxna Binta ñoo ngi ziar. yàlla nangu ziar. amiin soxna Binta bu California moo ma joxoon sa numéro bi. ndeysaan bi nekk di def liggéey bu am solo moom tam. waaw woote naa nag ba sonn bàyyi naa message mais xam naa dangaa busy. waaw lii ñuy ñoom ba lii ñuy woot appel yi moo bari. dëgg la. maa ngi woote waaw depuis semaine passée maa ngi woote moo tax ma gis la nii ngay live rek ma ne xaaral ma dugg. alhamdulilah. waaw dëgg la. dama leen yërëm sax dëgg la. merci beaucoup. dëgg la maa ngi leen di nuyu bu baax man de dama amoon question comme ñeneen fii dañoo bëri ñu fi nekk dama doon laajte ndax yéen ñi ngeen jël cas bu nekk Californie d'abord. waaw dinañ ko jël. waaw ndax beneen question bi mooy ñun amoon nañu avocat bi ñuy doog a ñëw. ñu mën a leeralal tuuti ci loolu ah. waaw. dafa am ñu bari ñu may laaj loolu. dañuy jël cas dama may moom ma bàyyi ko moom mu tontu ko. waaw. encore une fois am nañu yeneen avocat donc du moom kese la ñu am xëy na tey moom moo fi toog mais des fois dañuy xool bu ñu defee suñu assessment xool ki nga xamante ni dañ jàpp ne moo gën ci yow ba bees ci ñoom seen palmarès ak ñun suñuy nattuwaay ci la ñuy xool kan la ci. léegi ñoom avocat yi nag dañu am ay standards yu bari di nga am par exemple am nañ avocat boo xam ne dafa naan ma man bëgguma voyager bul ma jox benn dossier boo xam ne dafay laaj ngay dugg avion baax na. am naa avocat boo xam ne danaan ma man bëgguma dara lu may wane ni man damay dem tribunal bëggul dem tribunal parce que dafa am ay njaboot. donc moom Webex lay jël wala téléphone am naa avocat yoo xam ne dañ naan ma amul problème fu waay mën a nekk ci Amérique dinaa ko fa fekk à condition que moom moo may fayal sama billet ak sama hôtel. dafa naan la nag yow yaa koy jënd jox ko. wala loolu sax ñu ci bari duñ ko bëgg li ñuy bëgg mooy dañuy jël benn flat fee maanaam dañuy jël par exemple benn $1000 wala benn 500 wala benn 1500 wala 2000 lii nii dama koo jël pour samay voyage donc daf ko ci yokkaale ci sa frais comme ça bu waree dem rek moom loolu lay jël utiliser ko pour dem donc I just wanted to ask you because she raised a very important question. She's in California and she wanted to know whether you take cases in California, and I just went through explaining to her the travel arrangements and what are the possibilities of that. Yeah, sure. So we do take anywhere in the United States. That's number one. But before we do that, we'll sit down through a WebEx and phone calls, and we'll discuss your case. And then if there is any need for me to travel, obviously there's going to be travel costs. But for sure, we take cases from any state in the United States of America. Voilà, donc comme li mu wax case yi fu nekk la koy jëlee ci Amérique bu fekkee ne dafa am ay frais de voyage di ngeen toog ngeen waxtaan ko li jiitu mooy ngeen def benn waxtaan ci Webex ngeen toog ba mu xool ba xam premièrement ndax déggoo ngeen parce que maanaam avocat moom potu daal la rek ku nekk ak sa pointure. li ci jiitu mooy loolu bo li ma leen di conseil mooy bu fekkee mën nga jël assessment consultation 30 minutes yi may def. man bu ma xamee loo soxla rek dinaa xool. nu muy demee des fois sax ma ne la du ki nekk sa des fois nga dégg Californie koo xamante ni ku baax la
man la jarul nga dem feneen ki nga soxlaa ngi foofu ci sa dëkk. d'accord bëgg naa loolu bëgg naa jël consultation 30 minutes ak yow. da ngay boo wootee rek secrétariat agent yi dinañ la defaral rendez-vous. sinon bu fekkee ni pare nga pour loolu boo ma textee ci TikTok bi rek. non pare na. waaw dugalal ma kon man dinaa la jëlal rendez-vous. ok maa ngi koy dugal nii. waaw li ma TikTok bi problème bi may am mooy message yi ay salut ça va baal ma siyaar naa la loolu yëpp baax na kontaan naa mais man boo ma waxee li nga bëgg mu leer comme ndaw si nii dama xam li mu bëgg directement dama koy wutal rendez-vous. waaw maa ngi nii envoyé naa la. voilà sama numéro léegi mën naa la jëlal sa rendez-vous ñu toog xool la. waaw man moom kii naa ko soxla naa ko trop sax. non bu leen def seen numéro ci commentaire yi wóorul foo ko dugal nii. maa ngi nii waaw. xaaral ma dindi 347 bi. I don't know how to remove it, but I didn't want to put your phone number in the chat. Oh, okay. But can you remove it on your end? I don't know, but you can remove it. Let me see. Yeah, I don't know if I can remove it. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ni ngeen def? Ñu ngi fi sant Yàlla alhamdulillah. Mashallah. Alhamdulillah. Man sama question dama am master hearing 2028. Dugg naa si hearing in 2018. amuma avocat ba léegi. kon dama jaaxle instant yi parce que dama bëgg xam dama war a jël avocat wala ma wait su fekkee 2028 ma soog a jël avocat. Whether I should retain a lawyer now or should I wait until my hearing gets closer to retain a lawyer? Well, I always advise people like you that the earlier you retain a lawyer, the better for you, because when your case approaches, you may not have, there may be no lawyer available to take your case because you may have taken too many cases to take your case at that point in time, and then you'll be running around trying to find a lawyer. li may lay digal mooy heure boo gënee mën a teel a am nga jël avocat nga teel a jël avocat ndax avocat bi nga xamante ni moom ngay jël daf lay dimbale ba heure boo ko gënee mën a teel a jël mu teel a mën a comprendre sa dossier gën a mën a am assez de temps pour mën a liggéey ci sa dossier. leneen li moom mooy boo demee nga bàyyi ba baal ma comme ni maa ngi lay mute rek nga koy dindiwaat baal ma nga bàyyi mute bi wala kon ñu kii la parce que daf ñuy déranger ci kii bi. Plus, it also gives you an opportunity to strategize with your lawyer early enough, and so you have time to prepare for that master hearing or anything else that may come after that. waaw donc teel a am avocat tamit dina la mën a dimbale nga mën a teg ay stratégie yoo xamante ne dafay teel assez pour mën a gën a mën a am effet ci sa dossier donc teel a am lawyer lu baax la parce que da lay mën a dimbale aussi day tax mu miin la day tax mu xam la tàmm la xam ngeen am benn longévité bi donc leneen li mu doon wax sànq aussi mooy que ne nga teel a am lawyer dina tax boo demee ba sa avocat sa code di jege si boo demee di wëri lawyer mën nga leen fekk ñoom ñëpp seen dossiers yi fees dootuñu mën a ti amati capacité parce que ñoom ñi ngay gis nii dañuy am tuuti capacité après dañuy arrêté du avocat yëpp ay def loolu am na ñoo xam ne ku ñëw ñu jël gis nga ñoo xamante ne 3000 lañ lay fay ko 4000 ku ñëw ñu jël am ci téeméer mais nag am na avocat yoo xam ne dañ lay fay ko moo gën a cher mais dafa am ay cap yu ñuy am dañ naan bu ma amee 50 clients dootuma jëlati nga mën nga muuvaat ci keneen donc balaa ñoom ñuy tëjal seen dossier wala ñuy baaree seen liste yow boo demee dugg di nga mën a am chance pour liggéey ak ñoom leneen li nga xamante ni teel a am avocat tamit dina la ci dimbale moom mooy des fois boo teelee am avocat dina mën a tax yenn situation yi nga xamante ni moom la ñeneen di dund yow doo ko am mooy que ne ci jamono bi ñu toll nii amaana mën nga gis avocat bi nga jàpp ne amul lu mu war a liggéey ci sa dossier nga dékki-dékki maar day musiba AS interpellé la le fait que avocat nekk ci sa dossier am na benn effet bu muy def ci yow donc avocat bi du rek parce que da nga koy jël ndax da nga am code dafa am yeneen yu sew sewaan yoo xamante ni moom tam ci la lay protéger. ok beneen question bi quick moom instant bii nii lépp dafa jaxase est-ce que juge bi 2028 mun nga defaat case bi ba 2026 wala 2027 est-ce que ci benn date bi sama date bi est-ce que date boobu la mun a nekk ba 2028 wala juge bi mun na jékki-jékki changer date bi.
boobu case bi. loolu tam beneen raison la parce que date bi mën na ko changer à tout moment mais bàyyi ko comme moom mooy avocat bi ma bàyyi ko moom mu tontu la. So his rebuttal question is that I wanted to know whether my case with the date that I have is susceptible to changes. Is there a possibility that the judge might push it back or bring it forward? That's a legal advice because you're not my client, I can't give you that. But if you retain me or retain us, that's something we can discuss. And that's why I talked about strategy. We'll talk and discuss if this happened, then what? What's the best option? And then between me and you, we'll discuss and figure out based on your situations, what would you as a client want to happen? Bon, lu muy wax mooy que ne yow doo client am donc mënulaa jox conseil direct ci sa dossier, right? Lu mu lay wax ni information en général la waaye loolu bu fekkee ne lu war a mën a am la loolu tax ngeen di war a lëlu ngeen di war a toog di mën a xool loolu nan ngeen koy naviguer dossier bi nan ngeen di def pour loolu daal moom mooy li nga xamante ni da ngeen koy waxtaan seen biir pour mën a xool nan ngeen di gérer seen dossier. Donc bu fekkoon jël nga ko moom mu nekk sa avocat bokk na ci li muy def mooy toog waxtaan ak yow ci yu mel noonu. Ok. dégguma la tege dafa demoon ci man fii. Yeah, donc li ma doon wax mooy que ne comme moom jëloo ko comme sa avocat comme moom nekkul sa avocat am na loo xamante ni du la ko mën a digal mënu la digal yenn information yi donc li muy mën a def rek moom mooy wax la en général li nga xamante ni moom moo mën a nekk donc li nga koy laaj nii dafa bokk ci kaawu stratégie yoo xam ne ñoom dañ koy jël pour xool dossier boobu. Fan la toll kañ la juge bi joxe date boobu dafa jegeñ wala dafa yàgg donc pour mu nga mën a am réponse ci loolu direct bu jëm ci sa dossier day fekk moom mu nekk sa avocat. ok merci beaucoup kontaan naa jaajëf. amul benn problème keneen ku mën a ñëw rek xam naa ne dañ ne woon dañuy def 5h ba 17 ba 19h donc li ñu dese ci minute bariwul batterie baa ngi waaj a jeex mais ñu bàyyi leen rek quelques minutes comme dañoo xawoon a tardé. So let's see. Yeah. Okay. Keneen kan moo war a ñëwaat. Ok, je pense que c'est bon. Kan moo si toppaat. Coms bu fekkee mën nga yegg si Coms. waaw soxna si na nga def. Ça va maa ngi fi. ça va yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax. barikalla. Merci beaucoup. ça va rafetlu nañ sa liggéey. parce que tout le temps dañ lay suivre si TikTok bi quoi. Merci beaucoup. bon man bëgguma jël temps bu yàgg dama amoon juste ay questions yu mu bëggoon laajte. Go ahead. waaw parce que dama bëggoon xam pour ce premier rendez-vous. ndax boo jëlee avocat par exemple mën nga bañ a dem wala obligatoirement premier rendez-vous bi foog nga dem wala yooyu voilà bëggoon xam. That's a very good question. Question bu am solo nga laajte nii parce que am na ñu bari ñoo xam ne doon nañ laajte loolu te amuñu ci clarté. waaw. waaye comme man xawma lu bari moom naa bàyyi avocat bi tontu la si loolu donc his question is for his first appearance can he have his lawyer show up instead of him? Yes, we can always wait. Obviously I will need to talk to you to understand what reason to give but that's something we can work out. nee na loolu lu mën a nekk la ñoom yan may na leen ñu mën a def li ñuy wax waive client's appearance maanaam expliquer juge bi lan mooy waral client bi mënul teew. But also some of them depend on who the judge is. Day dépendre ci juge bi. And so it's better sometimes the lawyer can help you develop that relationship with the judge so that it become easier for you in future appearances. nee na tamit day dépendre ci relationship bi nga xamante ni moom la avocat bi am ak juge bi. Can you repeat that because I was reading the. Well, yeah. So the importance of having a lawyer in cases like that is not only to help with the relationship with you, the client, but also the relationship with the judge. Because sometimes some judges are easier to work with than others. So one judge may accept to waive your appearance, another one may say, no, I need him here. And so depending on who the judge is, we may be able to do that. Also, depending on where the case is, there are some point in the cases where the client has to appear. For master calendar hearing, we have in some cases waived that. Donc nee na lii moom moo tax nga am importance am avocat nekk am importance parce que ginnaaw relation bi avocat bi di am ak yow avocat bi tamit dafa am benn relation bu mu am ak juge bi donc relation yooyu mu am ak juge bi ci ni ko juge bi di bëggee parce que ñoom dañ fay dem di am ay passé ak juge bi di am ay jaar-jaar ak ñoom
donc juge bi mën na gis ne avocat bi kat ku sérieux la wax dëgg yàlla heure bu ma ko laajee dara day répondre kon bu ma ñaanee ne man naa ko may client am bañ a teew tey loolu mën naa ko may donc loolu am na solo nee na leneen di am solo tamit mooy juge des fois day dépendre ci juge bi am na juge yoo xamante ni nga ñaan leen dara ñu may la ko moo gën a yomb que yeneen juge yi leneen li nga xamante ne facteur la ci tamit moom mooy que ne nga am nit koo xamante ni ki nii par exemple I think fàtte naa lan la wax troisième bi mais troisième facteur bi moom mooy fan timeline bi maanaam case bi fan la toll am na case yoo xamante ni ci master hearing te dina yomb pour nga ni sama client jarul may teew mais dina am fu case bi di toll wax dëgg yàlla yooyu dafay jëfandikoo pour nga mën waaw parce que man li may laaj mooy premier rendez-vous la quoi parce que premier rendez-vous laa war a dem moo tax. It's my first hearing. Yeah, mais first hearing bi donc day dépend ci ñetti facteurs yi ba tey rek comme lim la wax li ci am solo moom mooy nga jéem bu fekkee am nga avocat nga waxtaan ak avocat moom mu xool ban stratégie de jéem bu fekkee ne amoo la avocat nga wut avocat ngeen waxtaan ci loolu. ok non am naa rendez-vous ak sa avocat normalement war naa fa dem pour. comme léegi xam nga ni possibilité la moom ngay waxtaanal mu xoolal la ba xam. waaw ok merci beaucoup. jërëjëf. amul benn problème merci. may sa kaay wala yegsi nga ba pare kon Mako moo ci topp allo donc bu fekkee ni may sa mën na ñëw rek bu mënul ñëw Mako na ci topp donc fils de Saliha mën nga yegsi bu ngeen mënee unmute rek rapidement while I'm waiting for them to unmute their mic. Is there anything else that you would like to add? Well, I think we are living in a time where people are worried, people are nervous, and they don't know what to do. And so do not stay alone with questions or issues that you may be going through immigration-wise. Make sure you reach out to us and have a conversations. Every solution starts with a simple conversation. Donc li muy wax nii ak ni mu mettee nii ci nit ñi day am solo nga waxtaan nga engagé wu ci conversation di laajte question di xool di jéem a xam parce que nee na solution boo gis rek dafay tàmbalee ci conversation donc lii ngeen def nii moom mooy li ñuy suggérer ñëpp moom moo tax tamit ñuy def séance yu mel nii pour mën leen a permettre ngeen mën a tàmm engagé wu ci conversation yi pour mën a am benn réponse ci yenn question yi ngeen di laaj seen bopp te amoo leen environnement bu approprié pour def ko donc ma xaar rek bu fekkee am na kenn ku bëgg jël voilà salaamaaleykum maa lay siyaar bu baax a baax maa lay nuyu di siyaar di rafetlu waxtaan bi bu baax a baax dafa amoon benn question quoi dama ko laaj ba xam pour ñi dem masaxin ñi leen di arrêté quoi ku fi am 2 ans ku fi passé 2 ans est-ce que dana la arrêté wala ku fi amagul 2 ans kese la ñuy jàpp wala. ay had ko yéen a ngi wax pour man mital ma xool ba xam Mado waa kay xaaral kon ma laaj ko sa question so basically his question is for those people that have master hearing and that have been here less than 2 years, how impactful is it on their cases, whether you are here less than 2 years or more than 2 years? Well, if you are here less than 2 years is if you happen to be detained, then we may not be able to secure a board, and they may have what we call accelerated deportation. They may put you on the plane and deport you. If you have been here for more than 2 years, then you have some other protections that you and your lawyer can discuss to help you maneuver through the court process. Donc, nga nekk fi moins de 2 ans, li mu lay may mooy que ne bu fekkee dañ fi nekk moins de 2 ans da ngay am moins de options
pour ñu mën la jàppale te dañ lay teg ci benn yoon bu gaaw pour mën la génnee ci dëkk bi donc yoon boobu nga xamante ne moom lañ lay teg mu gaaw pour mën la génnee ci dëkk bi en général boo fi nekkee moins de 2 ans doo ko mën a am ba pare bon bi tamit du mën a yomb si yow pour nga mën ko am donc loolu moom moo si nekk par contre boo fi nekkee plus de 2 ans di nga am plus d'options yoo xamante ni moom la ñu mën a am pour jéem a xeex pour nga toog ci dëkk bi leer na waaw ok leer na jaajëf jërëjëf waay. merci beaucoup ok merci beaucoup. ok Mako bu fekkee ni pare na wala may sa ku ci pare rek Mako 3 Youssoufa yegsil. So I had a question that has to deal with the current happenings in the immigration field. Sure. What do you think would be something that especially African immigrants should be looking out for? Well, I mean, that's a general question because every person is in a different situation. But let me give you an example. In the last 1 week, there has been several rulings by the Supreme Court, which were brought up by many state courts, trying to fight President Trump's executive orders. And so those orders, directly or indirectly, impact our communities. So the first thing I always encourage the people is you got to be aware of what is happening in the land of law. And if you don't, that's why you need to liaise with yourself with a lawyer or non-profit organizations who can support and interpret what those new rulings or those most recent rulings means to you, your family, your friends. That way at least you are being protected. There is no better way to tackle what's going on than to have the knowledge and be prepared and be surrounded with the people who can protect you, fight for you in the hour of need. Good. Donc li muy wax ni maa ngi ñëw Bour Fall maa ngi ñëw léegi ma laaj ko sa question comme ça ñi am question ci commentaire itam ma mën leen di jël. Merci beaucoup Top Mamadou, merci beaucoup. Da nga bëgg avocat donc yónnee ma message léegi ci message yu TikTok bi dinaa la répondre nga jël sunu numéro nga ni da nga bëgg avocat. Donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo pare pour jël avocat léegi maa ngi leen di ñaan li ci jiitu li ci gën a gaaw mooy jaru sax bind salut parce que des fois damay am ay 300 messages ci WhatsApp kese mënuma ko lire xalaatuma ko ni ngay def rek mooy jaru sax bind salut parce que WhatsApp bi dalay may ñaari ligne man bu ma xoolee ni gis ne avocat la ci saase laa lay dugalal numéro bi comme ça nga mën a dugg ci procédure yi ñu war a am avocat right donc avocat rek ngay bind bàyyi noonu ñun dinañ xool nan lañ la mën a jàppale pour loolu wala nga def ko ci message yu TikTok bi nga bind avocat ñu mën a xam ni avocat nga soxla jarul sax nuyoo parce que xam nañ seen yéene nuyu ngeen ñu ba pare bëgg ngeen ñu ba pare ñu nit bëgg nañ leen dañ leen a bëgg a jàppale donc def leen avocat rek bu ñu ko gisee rek dinañ leen mën a tontu encore une fois avocat yi may am man damay soxla case load parce que bëgguma jël avocat yu bari mu yàqal ma sama dossier yi ma jot a am ba pare donc am na waxtaan yu ñu am case load la bu ñu feesee dañuy xaar ba ñu ubbiwaat donc du moom kese am na ñeneen ñu fi nekk fi mu ne nii 25 laa mën a jël damay xool depending seen situation yi ñu tànn ñeneen ñi bu ñu bëggee xaar ñu xaar wala ñu seetal leen ñeneen ñu leen mën a jàppale incha allah donc. salaamaaleykum. yéen a ngi may dégg bu baax parce que am na ku ma ne micro bi dafa off. salaamaaleykum. yéen a ngi may dégg allo. oui allo na nga def. yaa ngi may dégg ah. waaw bu baax sax. ok good. waaw si loo nag yaa ngi jàmm. maa ngi sant alhamdulilah. ñoo ngi bëgg sa waxtaan bi neex na lool te aussi encore depuis bañ lay déglu ba léegi rëccu gisuñu ko si. te avocat yi mel ni yombul am. avocat yi disponible dafa yombul am da ngay am avocat souvent pour nga jot ko sa problème la. ku mel ni am temps sama lu may ñaan si gars yi képp ku amul avocat nu wut avocat. parce que affaire yi instant bi léegi nii jaxasoo na te affaire day changer à chaque moment. même ñi nekk tax ñi nekkul amul juge ñi nekk sax ci USAID dañoo war a ut avocat. parce que temps yi li ñu ciy commencé wax ni léegi nii dégguma anglais bu baax mais maa ngi siy dégg ay procédures yi ñu siy wax léegi ni baaxul. ñu ngi leen di jàpp ñii dem baax sax seen condition parce que léegi mu jàpp la. boo demee léegi il faut nga def ji beneen interview il faut nga delluwaat def interview encore si office asylum office
boo demee négatif moom say mbir day jaxasoo donc da ngay wut avocat teel a wut avocat mu ngemb la ba nga dëgër jàppale la moo gën a baax. gars yi nekk USAS naan ñun jarul ñuy am avocat nekk ñu juge jël leen avocat. Even now at USCIS, they are arresting people right after they interview. So he's encouraging people to retain lawyers. And not just that. When you retain lawyer, make one of your family friend, your wife, your spouse, somebody who can reach that lawyer, because you can leave your house, going to work, somebody hit you with your car, and then there's a simple accident. The next thing you know, ICE is there. So you want to hire a lawyer for sure, but you also want to make sure somebody who knows you, who care about you, know who that lawyer is, and in case of the need, they can call the lawyer. Nena pour dolli ci li ngay wax ni rek nena yamul rek ci sax bëgg am avocat rek wut avocat mais nena na ngeen fexé sen famille yi ñi ngeen nekkal te di wax ak ñom te di denkaane ak ñom ngeen jox leen aussi sen numéro avocat parce que nena exemple bi leen di jox moy mën nga génn di dem am accident ICE ñëw jël la yóbbu la parce que tamit dëgg la ci jamono bi même boo nekkee ci biir pour ay problème communication war a jot sa avocat yooyu ñoom des fois duñu leen may pour ngeen dem woo seen avocat wala ñoom ñuy woo seen avocat di leen wax jàpp nañ leen donc da ngay métti si wax dëgg yàlla maman avocat bu mel ni yombul de ku mel ni kii nii billahi wallahi taala yombul parce que téeméeri avocat ñoo ngi fi it's not easy a lot of lawyers don't have time bokk na ci li tax man de wax dëgg yàlla damay ragal a wax ci avocat parce que tey ni ngeen ma gisee ak moom nii suba mën naa def loo xamante ni day jaar ni ma jaar nii parce que ñun ñoo ngi nii suñu avocat yi léegi da ngay woote yendoo woot depuis suba ba ngoon da ngay répondeur keneen moo lay jot bala ngaa jot avocat bi rek problème la te doo ko jot sax il faut nga defaat beneen rendez-vous imagine léegi boo amee benn problème la ñu ne la da nga defaat rendez-vous loolu nag dafa am li koy waral mooy premièrement mu care about li muy def deuxièmement avocat foog mu am lu mu la ragale maanaam pas ragale mais lu mu la cërale ndax xam nga bu fekkee ni comme kii nii nga xamante ni xaw ma ñaata client si suñu compagnie bi li mu fi am ci ay client rek yaakaaruma dina ko bëgg a risqué ci yàqal kenn parce que kenn dugg na sànq am na kenn ku dugg sànq ne mu ngi koy gërëm parce que sac bu ko woowee day jël loolu rek affaire bu am importance la kenn ku duggoon sànq maa ngi koy déglu mu ne ma avocat bi ba nga ko boolee avocat bi ba léegi rëccu moom sax beneen avocat lay wax moom sax keneen ku jigéen beneen avocat tubaab bu nekk fii bokk ci sunu système tam ba tey moom sax moom beneen la am mais pour te dire rek ñoom ñëpp ku ci nekk rek dafa am nattuwaay bu ñu am ba kii leen mais lii nii gis nga démb you were here until what time? Today? Yesterday. Oh my. I think 10 p.m. right? Almost 11. ay ba 11h ci guddi démb mu ngi fi. wax dëgg yàlla te la bu may def si moom déggul wolof xamul li may wax lan la. gars yi jël leen avocat. man li ma leen di conseillé li ma seetlu ci ni nga koy xamee ci avocat boo xamante ni dafa baax daf ci am avocat yoo xam ne bu ñuy liggéey duñ ko tey. démb te loolu tamit dafa am choix gis nga des fois dañuy ñëw fii ñëw pour gis seen client ci diggante bi ñu dajee koo xam ne amul avocat. mais man liggéey bu may liggéey nga am avocat wala nga ñàkk bañ a am avocat ñoom bu ñu ñëwee dama naan la xoolal ma lii nii xoolal ma liggéey bi ñuy liggéey nga xool loo ci xalaat. donc démb ba 11h ci guddi. dafa am beneen nit bu mu doon bu mu doon xool ay dossier nga kooku fay ko. ma dox yam ci te bëggul man ma juum mu toog ne ma bàyyi ma càmbar dossier bi defaral la ko comme il faut nga dem donc. loolu yu sew sewaan yooyu avocat di def ci nga xamee ndax kii sama dossier moo ko tax a jóg sama xaalis. parce que maa ngi lay wax benn affaire parce que gars yi dañoo xamul njëriñu avocat parce que balaa nga xam njëriñu avocat ñu ngi la tëj ci camp yi. camp yi boo fa tëddee 3 mois wala 2 mois comme ñun li ñu fa def fa ngay génnee li ngeen ci kër xaar mooy avocat parce que ñu bëri. The value of a lawyer is when you're being detained and behind the bar. Like someone like me, I've been behind bar for 3 months and I know the value of having a lawyer. parce que buñ la nee demal interview te xamul looy wax nga defar sa histoire bu mu baax nga wax ko si officier asylum sécurité pour 3 heures temps mu lay laaj di xool li nga wax baax na ba jox la kër di kii xam nga positif nee la génne. loolu rek yombul te bala nga xam loolu nga dem ci camp yi bés boo fa tëddee boo génnee li ngay ci ka xalaat mooy avocat. Ali boo ma mënee jël numéro boo mënee jël ñi ci suuf Ali xaw ma ndax def naa la kii modérateur comme ça nga jël ñi war a am avocat yëpp ngeen xam il faut que ma wax leen tamit avocat yi nan lañ leen di jëlee pour ça comme ça ngeen teel a xam li ngeen di dugg wala du ngeen ko dugg nga baal ma de maa ngi jéggalu ci li ma la dagg. waaw benn laaj laa bëggoon laaj
ok vas-y laajte sa laajte ba pare may doon. voilà ñun ñi duggee ci camp bi ñu interview te am positif ba ñu jox ñu parole ay naa ni far boobu ça joue quoi. For us that entered through the detention camp and we went through the parole process and we were issued an I-94, what is the importance of it? What impact does it have? So, again, it is important. So they're talking about somebody who came through the border or somebody. Yes, so someone who came through the border, went through the parole process, was granted a positive, and then now is issued an I-94. Okay, so a couple things here. You know, with the previous administration, I could have told you you are slightly safer than somebody who was never given parole. Nena bu fekkee ni dama doon wax ma di ko basé ci administration bu njëkk bi Joe Biden nena bu jëm ci jamono boobu nga ma laaj li dama naan kon yow yaa xaw a tane tuuti ki nga xamante ni ki ni amu ko. But with the current administration, there is nothing guaranteed. He is issuing executive orders day and night, discounting some of the benefits that you had, and now those benefits don't exist anymore. Nena waaye jamono bi nga xamante ne ay executive order ma ngi wàcc ay ndigal yu bees ñu ngi koy jox juge yi bari na ay bénéfice yoo xamante ni bi ngeen di dugg si biir camp bi amoon ngeen ko te bénéfice yooyu ñu ngi koy rocci au jour le jour. Again, I'm not here to scare you, but I'm telling you things are changing every night. Thank you. It is good to have somebody who can fight for you, somebody who has your interest and who work with you regardless of the situation. waaye nekkuma fi pour ragal loola bëgguma laa tiital mais baax na tamit ma wax la lu leer loo xamante ni moom moo ci nekk comme ça booy wut nga wut koo xamante ne dina xam sa lan mooy sa intérêt dina mën a topp sa dossier dina mën a xam loolu tamit lu am importance la. parce que ay naa ni for bi est-ce que léegi boo takkoon jabar léegi mun nga def ñaari kees wala mënul ne. If I was married to a US citizen, can I introduce 2 concurrent cases? Yes, you can. There is an problem. Mën na nekk. Mën na nekk. waaw donc am na leen loo xam ne bëgg naa ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax mooy que ne ci jamono bi ñu toll nii. bu leen nangu ku leen yóbbu dalal xel. man bari na ñu may dal naan ay dama leen di tiital. ma tiital la ba nga réglé moo ma gënal man may dalal sa xel ba nax la nga xëy suba ñu yóbbu la mu bett la. leen nangu ku leen yóbbu dalal xel ñun ñii di liggéey ci lii suñu xel dalul sàkkamtuma la ak yéen. parce que li ko waral mooy suñu xel dal na parce que nit ñaa ngi gagné ba léegi maa ngi leen di wax nit ñaa ngi gagné. démb rek man am na koo xamante ne macha allah woote na fii am impact bu positif. nit ñaa ngi gagné ba léegi. wante changes yi am maanaam changement yi moo gaaw a gaaw ba ñun suñu wàllu bopp toogatuñu yenn place. lu bari lu ñu daan sóoraale ñun mënoon cee yaakaar suñu yaakaar dafa tas ci loolu. donc ku lay dalal sa xel da nga koy laaj fu mu ko teg. right so if you have to know parce que mbetteel lay bañ. mbetteel daal lay bañ am na ñu bari ñoo xam bi ñuy dugg biir AIS dañ leen dalal seen xel am na ñu doon xaw naan leen dem leen buñ leen wooyee wuyu leen da ngeen war dem wuyu ji respecté leen seen rendez-vous yi respecté leen nii du yaay décider loolu xamoo kooku lu nekk ci ginnaawam bu ko yóbbuloo AIS lu dem ñu téye ko bàyyi ko ak avocat mu xool ñoom dinañ xam nu ñuy lijjantee seen i mbir donc dama nga seet bu baax koo xamante ne mën na la dimbali ci loolu. incha allah daas yaa ngi wax waiver daas mii nii mu ngi. merci beaucoup. mu ngi merci amul benn problème thank you daas yaa ngi def ay contribution yu am solo yaa ngi wax ci waiver bi. if you want to share more about that so I can understand what is it about. donc am na benn question bu ñu amoon si commentaire bi ñi bëgg avocat Ali dina jël seen tur yéen ñëpp ngeen topp ñu ci seen réponse. kii dafa ne Bour Fall so ICE is still waiting outside of courthouses. And in addition to that, beginning of last week, ICE is now going to employment places. So you gotta be careful because employers are being forced to disclose who their employees are, you could find them at your place of employment. ok donc nee na waxuma loolu sax mais gis nañ tamit ICE ngi gën a dem léegi ci place yi nit ñi di liggéeyee parce que léegi dafa am c'est que nit ñi ñoom ni ñu koy attaqué moo garaaw seetlu ngeen ne léegi raid yi ñu daan def bi mu commencé indi wax ju bari dañ ko wàññi mais tey la ñu gën a mën a jàpp fi mu ne nii wàññi nañ affaire bi tekk na mais jàpp ba tey la gën a takkar naa si que avant bi ñu doon dem nga gis leen ñuy jël ay groupe Californie ak proteste yi dañu yaakaaroon ni bu proteste yi wàccee ñoom dañuy wàññi mais dañu gën a yokk léegi nag li ñuy dal mooy que ne da ngay jékki-jékki gis leen ñu bett la sa place su liggéeyukaay mais dañuy forcer léegi ñi leen di jël ñooñu la ñuy forcer comme par exemple nga dégg loi bu mel ni léegi sa liggéeyukaay yi dañ leen di forcer ñoom ñu wax
seeni statut immigration lu mel ni yenn bil yi ñuy dugal nga xam dañ naan léegi bu la nit waree jëlal appartement dafa war a ñu ngi jéem a fexe nu ñu mën a fexe ba kër yi ñu mën a xam ñi fa nekk seen statut immigration beneen bill bi comme genre bi ma waxoon 187G bi nga xamante ni léegi ñoom dañoo am ay contrat police bu la arrêté waroon la laaj sa ticket waroon la bindal ticket léegi day am sañ-sañu mën laa jàpp yóbbu mooy yenn yu sew sewaan yi malheureusement yu ñu commencé gis waaw donc ñi bëgg avocat yëpp bu ñu ko waxee rek Ali mu ngi jël numéro bi donc Sarr mu ngi wax jël ma amul keneen koo xamante ni war na joxaat question xam naa léegi ñu jeexal we're gonna be ending in about 15 minutes and thank you again we are very grateful for your availability at this point always baal leen ma rek ngeen may ma gërëm ko yéen tamit ngeen may ko ay ngeen wan ko ne ko bëgg ngeen ko maa ngi ñaan képp koo xamante ni nekk nga ci live bi ci moment bi ngeen def ay cœur yu rouge wala yu vert yéen a xam nan ngeen koy defee pour wan ko ne ko lii mu def nii rëy na ci ñun waa kay they are putting hearts for you to show that they appreciate you because at this point where it is ñoom fi mu ne nii ay $200 ngay fay par heure ci benn waxtu mu jël ñaari waxtu all of these hearts are for you to show you their appreciation thank you so much for what you're doing I know that dinaa jéem bëgg naa muy ñëw di ñu defal lii même bu dee benn yoon par weer la ngeen commencé teel a bind seeni question comme ça bu ngeen ñëwee man sax bëgguma di ci wax damay bëgg yéen ngeen jël waxtaan bi ngeen def waxtaan direct ak moom thank you Amadou Fall thank you for the guest Mustafa oh la la they providing us with flowers oh thank you we got a heart thank you yay thank you so much thank you yal na leen yàlla fay donc dinaa indiwaat beneen avocat nii rek laa koy defee ak ñoom ngeen di gën a xam rek gën a yeewu maa ngi def ay négociation pour ñi nga xamante ni dañu nekk ci en cas d'urgence buñ ma mënee may ñoom dinañ ma may ay représentation bëgg naa tamit def ak yéen ay session yoo xamante ni man jàpp naa ne yu am solo la ci yéen mooy dama gis ne man li may mën a am ñun li ñu am na ñoo xam ne amuñu ko mooy ñun li ñuy mën a toogee saytu dossier yi documents yi benn par benn bëgg naa may leen session boo xamante ni bu boobaa ñi nekk fii jegeñ wala ku ko bëgg yónnee da ngeen koy yónnee ñu xoolal leen seen documents yi ngeen xool documents yi xool li nekk comprendre ko parce que ñu bari comprendre ñu seen document avocat yi ñu am amuñu jotu toog ak ñoom expliquer leen seen documents yi donc thank you Moustapha thank you yéen ñëpp we really appreciate it yéen tamit yéen a may encouragé wax dëgg yàlla chaque jour ma dégg loo xamante ni dama naan duma bëgg a dem Mrs Ndiaye